allez merci beaucoup chers internautes ginnaaw ba ñu leen sant gërëm leen bu baax baax nu ñu ko baaxoo dinañ ko dégtal seeti suñu ndaanaan tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy Toglu Sereer fekk fii un artiste pétri de talent donc woon si Mike muy un jeune bi nga xam ne daanaka li muy def si li nga xam ne moom mooy hip hop bi doy na waar donc un jeune multidimensionnel incha allah rabbi di ngeen ko découvrir si li nga xam ne tamit moom mooy tout au long bien sûr donc de cette émission xanaa dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ñi nga xam ne tamit mooy mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan waxtu bi woon si Mike ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw ñu ngi lay dellu ziar di la béggee di la ndamoo di la tiitaroo di kontaan ci yow di am mbégte ci teewaay bi tey di wax ne woon ci Mike la alliance caatu kër gi di béggee Toglu ñëpp. taw ba caat kon yaay caatu kër gi quoi. oui alliance caatu kër gi yaa ci gis de. très bien xam nga ndeysaan dañuy faral di wax rek xam nga nit ku nekk rek am nga sa identité. xam nga man d'habitude tey jii nii suñu ne kan mooy woon ci Mike. yow naka nga ñuy nuyoo. mu leen di nuyoo. waaw. war na ngi nii de doon ci kenn man ci ñëpp ku may tëkku da ngaa répp kii kan la woon ci Mike rapport bi ëmb lépp xam yeeg xaari fi ñëpp ay am seen wàll kàddu ji génne ci làmmiñ bu sell amatul ne tekk jaa alxaq foog ñu jihaat ci yoonu dëgg wax ba ñëpp di dégg maay togg mu ñor ma yekk di leen ko jox kenn par kenn kooku mooy woon ci Mike. en tout cas big up donc woon ci Mike. donc ñu fekk la fi nga xam ne tamit moom mooy Toglu Sereer muy sa fief ah suñu la doon laaj tey jii nii. kañ nga dugg si li nga xam ne tamit moom mooy game bi comme on le dit. waaw game bi maa ngi ciy duggee à 2010. 2010. li ma gën a inspiré ci loolu mooy caatu kër gi. caatu kër gi moo tax ma tuddee sama bopp woon ci Mike alliance caatu kër gi. maa ngi nettali benn histoire naan leen ci buntu oxygène bi la ma caatu kër gi maasee simla ak saalaay ma daal di commencé rim yi di sotti ko ba mel ni ko ñu branché fekk benn concert la woon ci ginnaaw raay buntu oxygène bi. buntu oxygène. waaw ma dem kon na nga jot a dund secteur yooyu. waaw ginnaaw raay laa dëkkoon. ginnaaw raay très bien foofu laa yoroo. ok laa defee sama enfance lépp waaw. très bien donc c'est-à-dire lan moo la si dugal parce que des fois da ngay dégg ñenn di wax ne donc mouvance bi ñenn di wax ne dama gis sama benn grand kan moo la inspiré ba tey jii nii lu nekk si yow donc moom moo tax mu nekk si yow si grand yi quoi on peut dire. grand yi waaw mooy caatu kër gi parce que damaa ñëw oxygène ma ñëw man xaar ma dem seetaani concert bi. mooy waa groupe kër gi. waaw groupe kër gi. très bien waaw kilifa ak caat moo tax tey nga daal am style bi quoi. waaw gis nga kilifa ak caat damaa ñëw rek juste damaa egsi damaa jugee Sips dem oxygène man xaar ma dem seetaani concert bi. ba ma yéegee fekk waa kër gi di yéeg ci moment boobu. ñu ngi futteeku. ok comme seen d'habitude comme ni ñuy faral di defee le show xam nga voilà exactement ci laa egsi nag tàgg ma dégg gars yi commencé. sacrifié suñu jàng ci géew hip hop bi la ñu lang root ndaaye ñëpp tànk xew li wal ni ki chez banque mais ni ñu koy tegee noonu affaire bi mu am lu mu def ci man. balaa may retourner. di dem suñu kër Sipsa. ndeysaan. mën naa ne bind naa 16 musiques ci sama bopp bi. ok maanaam ci buntu oxygène bi la ma caatu kër gi maasee. simla ak saalaay ma daal di commencé rim yi di sotti ko ma mel ni ku ñu branché di ko teg noonu di ko teg noonu ci la awane lii de lii war naa ci mën a sori quoi. ndeysaan. noonu la demee noonu la ma duggee ci la par la suite. virus bi quoi. virus bi noonu la ma duggee. mais est-ce que d'habitude bon am na ñu bëri dañuy faral di wax ne dama doon liggéey après par la suite ma dem ba benn instant wala dama doon jàng. ma dem ba benn instant bi affaire bi xam nga. yéeg ma niveau yow da nga doon jàng wala da nga nekk si business wala da nga am loo ko booleel. man menuisier aluminium laa. très bien. waaw menuisier aluminium laa. très bien. waaw mais yàqalu la dara si li nga xam ne mooy game bi ak. yàqalu ma dara dama am plan de carrière dama xam ni may organiser sama life xam naa ko. très bien. moment liggéey moom waxtu liggéey la. su ma jugee ci liggéey bi xam naa naka laay bindee samay rhyme parce que rhyme moom naka jëg texte bind texte jaaxaloo. alors donc may fàttali mbokk yi donc rhyme mooy rime. waaw mooy rime xam nga des fois gars dañoo am seen terme yi nga xam ne donc vraiment ñoom ñoo ko moom. en tout cas donc mbokk yi ñu ngi ki nga xam ne mooy woon si Mike je vous rappelle que. ñu ko fekk fi nga xam ne tamit moom mooy fiefam donc di Toglu Sereer donc découvrir li nga xam ne tamit moom mooy pétri de talent. donc nee na moom ñan ñoo ko inspiré donc mooy le groupe. kër gi donc mooy Cat donc ñoom ñoo ko inspiré ba tey jii nii alors c'était en 2010. ñu ngi si li nga xam ne tamit moom mooy 2021. alors entre temps qu'est-ce que tu as fait lan nga def comme ton plan de carrière. waaw entre temps génn nañ ay single yu bëri yoo xam ne te ñu doon liggéey ci. parle-nous de ton premier single.
suñu premier single. boo xam ne en tout cas soo toogee ba léegi nii. waaw sa xel mi si demee rek da ngay mër parce que dafa am na ñoo xam ne dañu dem si studio rajo yi di def maquette yi. premier single bi est-ce que loolu dund ngeen ko sax. waaw dund nañ loolu loolu parce que dañ bay ñaata nga ba dajale mënin des fois da ngay gis ñoo xam ne dañuy jël seen mëninu yaay wala seen nangam. ba dem xam nga dugg si maquette bi ba. yaa ngi wax lu am sens parce que en 2011 lañ dem ci Matador ñu ne ko dañu bëgg a prise sound. waaw prise sound très bien. ñu ne ko dañu bëgg a prise mu ne ñu ñaata ngeen yore Mass ne ko ne 5000 lañ yore. Mass mooy sama manager. waaw sama manager Mass. ndeysaan mu ne ko 5000 lañ yore Matador ne ko non li 10 000 la ñuy prisé de mu ne ñun amuñu 10 000 de ñun gisawuñu ñun élève lañu yoruñu xaalis. yaa ngi comprendre. ndeysaan. dati ba Matador ñu ne kaay leen ngeen enregistré. si lañ ñëwee nag Mass jox ko 5000 Mass moo fayoon kii moo ko fay sax. ndeysaan. moo jël yëkkati ci xaalisu boppam. jox Matador. ndeysaan. mu ne ko sama boy bi talent la am na talent. waaye dañu bëgg mu génne benn sound boo xam ne. dañuy xam ne kii nii mu ngi ci wala newu ci. très bien. ci lañ taxawee nag ci laa taxawee ci micro bi li ma dóor yëpp xaaj bi yëpp dama ko improviser. ndeysaan. xam nga loolu sa yombul. pas donné à tout le monde. yombul. noonu la demee nag mooy suñu première maquette. ñu koy tuddee Jaruta Coow. naka. Jaruta Coow. Jaruta Coow léegi werante bi leer. ndeysaan. noonu la demee est-ce que si li nga xam ne tamit moom mooy seen première maquette si je te souviens. mën nga ñu si may quelques refrains. waaw ku ma déggul dégg ma déggi ku ma xamul dégg ma xami maay MC wan ci Mike amatul sikki sàkk maa tax ñu sàkk Mike coow mi wax ji mbir mi wan ci Mike la wan ci Mike phone la. alors donc loolu 2010 la. 2010 la donc muy sa première maquette. après ba léegi donc ngeen di dox. donc 2021 nee nga 2010 ba 2021. daf nga li nga xam ne moom mooy plusieurs. du ma wax sax single mixtape est-ce que dafa règle benn mixtape. mixtape waaw voilà. mixtape job nañu mixtape. am nañ sound yu bëri. waaw am nañu single yu bëree bëri yoo xam ne ay fit la am nañ ñu featuring am nañ sound yoo xam ne ñun groupe lañ parce que groupe One Bullet ji la. groupe bi moo tudd One Bullet ji. fu ñu nekk. ñu ngi fii. nii mais booy dañuy bousee am na ñoo xam ne dañ dem jàngi. waaw mais yow yaa ngi def sa carrière solo. waaw instant bi damaa nekk ci mixtape. projet mixtape bu tudd Bët Set Na. très bien waaw mu ngi am 8 titres. moom la ñuy waaj a génne fan yi incha allah du yàgg dara incha allah. très bien dinañ ci déggante incha allah. muy waaj a génne très bien en tout cas mbokk yi ma leen di fàttali donc dox mbokk tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy Toglu Sereer à la découverte d'un artiste pétri de talent donc wan si donc Mike donc dégg ngeen li nga xam ne tamit moom mooy jaaram si li nga xam ne tamit moom mooy game bi donc 2010 la ko door donc ñu ngi si 2021 ak plusieurs tours yi nga xam ne donc daan na koy def alors donc wan ba léegi comme ni ma la wax rek on est en 2021. yow tey jii nii sa xeex sa combat si lan la. parce que nit ku nekk rek day am li nga mooy philosophie nga ne man kat lii laay xeex lii laay combattre lii nangam ak nangam yow tey jii nii lan mooy sa xeex yow. dëgg daal sama xeex mooy sensibiliser loolu mooy suñu xeex numéro 1. ñu xool naka la ñuy def ba réew mi surtout suñu saafeen suñu gox fii mën a avancer. moo tax sama grand yi ku mel ni Babacar Diouf. ba ma woowee ci loolu dama ko ne loolu dinaa ci sawar. parce que lu mel ni solution. solution moom kenn ku ci nekk xam na ne luy solution. solution mooy. li nga xam ne dañuy jëlee fii loo xam ne dafa yàqu. ñu indi solution. loolu moo ñu tax a jóg. on va dégager les problèmes pour amener une solution. loolu moo tax saafara waaw moo tax saafara soosu nag moom laa gis ne gars yi suñu grand yi jóg nañu pour jàpp ci loolu ma ne xaaral ma nit ma jàpp ci parce que lu baax moom kenn warula ci jiitu ndeysaan waaw bu dee lu bon la nag dañ la ciy limaale ci ñam mujjee mais lu baax moom kenn warula ci jiitu ma ne xaaral ma tamit ma participer ca la ñuy waxtaane ak ma ne leen xaaral ma def ma xool naka laay def tamit ma xool ma def li ngeen di def ma mun ci dabu tuuti rek. loolu moo tax ma def sawoon bi mooy solution bi. solution très bien loolu la ñuy combattre suñu réew saafeen bi moom la ñuy fayital. très bien donc muy est-ce que yow kon tey jii nii mën nañu wax ne da nga boole li nga xam ne moom mooy say paroles say écrits si say bind donc en séeréer. am na ay raam yoo xam ne séeréer la waaw. très bien est-ce que mën nga ñu see jox tuuti parce que xam nga dama bëgg des fois. sama invité donc muy casser la parole comme on le dit. sama invité donc mu wane donc lu nekk si moom. parce que li ma wax rek
tey dañoo ñëw fi nga xam mooy Toglu Séeréer donc découvrir ndaanaan muy yow maa bëgg aussi tamit nga war nañu li nga xam mooy say facette say bagages séeréer non mais dafa doon neex wan wax na dëgg est-ce que tax na ñëpp wax waaw bursin rey na maa ba est-ce que tax na islam maa ba bët set na leer na yàlla dëgg rek la bëgg xel mi dinaa ko yee ba kenn dootuma nax bët set na Afrique kenn dootuñu nax Thomas Sankara dekki na Cheikh Anta Diop ñëwaat na ñi daan toroxal suñuy maam daanu suku raam tuub ni ndaana nag rook njóog xol fee xaat Afrique dundaat yaa salaam yaa salaam yaa salaam allez bien sûr yaa salaam donc de passage donc Babacar ñu koy nuyu di ko ziar bu baax baax parce que tey jii nii wax dëgg yàlla lii su amee rek c'est grâce à lui ñu koy jaajëfal bu baax a baax aussi tamit prési neel ko mooy borom solution moom tamit ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax ndax damay faral di wax rek lépp loo xam ne donc muy problème donc solution donc moo si gaaw en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax on continue mesdames et messieurs de plus en plus belle cette fois-ci nee naa rek ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy dox mbokk si dajal nag day recevoir un artiste pétri de talent donc muy woon si donc Mike donc ñu tudd ak moom wax ak moom dégg ngeen li nga xam ne moom mooy bagage ak ram yi nga xam ne donc daal dina koy teg ak aussi tamit bien sûr donc c'est projet donc projet donc nee nga donc muy li nga xam mooy mixé bi nga xam ne bientôt bët set na donc nañ ko xaar léegi donc na instant togg bi ñor na donc lan moo des donc moom mooy yàq beeg seddale bi alors donc yéen en tant que porteur de voix ñu ngi si li nga xam moom mooy lu doy waar donc muy pandémie quand on parle bien sûr donc de la pandémie donc muy coronavirus bi est-ce que yéen au niveau bien sûr donc sa zone bi sa fief yan jéego nga si def ngir sensibiliser li nga xam ne mooy askan wi waaw ñu ngi sensibiliser askan wi waaw ñu gis gars yi suñu gannaaw tamit ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax ku mel ni Otis mu ngi ciy jàpp bu baax Babacar Diouf gars yaa ngi jënd ay masque dimbali gars yi très bien loolu tamit rafet na trop ndax ñun suñu talent rek la ñu mën a wane parce que yoruñu koom-koom suñu grand yi dañu wéeru ci ñoom parce que ñoom ñu ngi ñuy defal ñu ngi ñuy dimbali bu baax a baax ci côté boobu waaw loolu moom côté boobu moom ñoom laa ko bàyyee ñoom Babacar ak ñoom très bien ñoom Babacar ci wàllu wax ji moom mën nañu véhiculer si très bien donc vous avez votre art vous avez li nga xam ne tamit mooy votre talent et pour sensibiliser la population en tout cas comme li may faral rek on va faire beaucoup d'ambiance donc dama bëgg rek nga daal di taxal gars yi xam non arrête na bàyyi faal yi waajalaat dëgg loolu bii flow ak technique original du moroom bu synthétique kuy door a man kuy saaga day dafa leer di nga daanu leer par force di nga daanu xaal wan ci yegg si na wan ci tàkk na kii de sonel kii jant la ku repp rek may tëkku Balla Gaye 2 du moroom mu yaaw borom fils mooy ki leen di jaaxal rey la dem sa den joxe fa jaaxal wan ci Mike la nit ki nanka la weddi ko rek mu rend jéggi la est-ce que komp nga na lak naaka la yóbbu morgu ba sangala sul la wax ji jeex na sa pexe jeex na dee wan ci feex na dee duma CFA de euro baa ngi nii pro baa ngi nii wan ci micro rhyme sa yaag ko ci bar ma ngi kar maa ngi nii di pon sa line man la papa ji maay imam ratim ci jàkk ji allahu akbar ma dal di kabbar ma may la kat bar ci waxtu tis bar di màgg di gën a mën a raap di gën a dégg daaj di gën a am càcc dikkal nga sukkati raam kenn ci ñoom doful ci rhyme li ne ci arif nekkul ci xam yee doomu day maas di rap di la maas face à face du maas sa am taas branché wu naa ci branchement bi waaw di maa nga di gën a dal daay xorom bi ci rap gal seen bu dee pën sa rek bakkoog man bu dee geng sa rek ñëwal ñu géew bu dee talent rek ñëpp ko wax bu dee face to face tey ngay daw bu dee kaamilan maa ci raw bu dee rap la rek waaja ngi flow ak technique mu ngi ci wan ñëpp daanu xal wan ci la dee gëm-gëm bi la de jawrin bi la waaw ki naan wan ci du dara te saaboo daje ak moom nga sukk raam nga naan wan ci tutus te saaboo daje ak moom nga sukk ci suuf jili baax daat ci big bi saaboo daje ak man nga yegga teer dama rab balab ci géeju rab wan phénomène feeñati na ci wan rey melentaan jarta génnee goon ren di ginaar du ma génnee jaasa kàddu gu sell soxlawul saaga woowee ko papa may dindi gàkka may dindi yàkka may ninki nanka may wan ci may ka fis cër bu mat sëkk ñëwal nga jox ma ko caatu kër gi dama judd rek dox alors bien sûr donc caatu kër gi en tout cas donc nice na trop damay professeur rek ndax dañuy faral di gis ñi nga xamante ni ñooy sa mbokk rappeurs yi nekk si li moom mooy milieu bi donc di clashanté de gauche à droite yow en tant que donc caatu kër gi donc yow lan ban mission ban message wala bokk ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñooy sa mbokk rappeurs yi classe moom mënul ñàkk ci game bi classe biif yooyu yëpp mënul ñàkk ci game bi mais dañu xoolaat yëf yi bu baax a baax na sell quoi waaw na sell rafet comme ni ma koy waxee kàddu gu sell soxlawul saaga mbir mi soxlawul saaga magante bi ci maayel la mën nga véhiculer say message sa classe mën na dal te du am saaga te mën nga wax yoo xam ne dina indi punchline ci biir sa biir sangoon très bien du am saaga du am wax ñu vulgaire très bien très bien donc avant tout juste donc ñuy ñëw si li nga moom mooy ñuy tëj
va donner bien sûr li nga xam mooy la parole manager bi. Yeah. moom tamit mu daal di wax si li nga xam ne tamit moom mooy bagage yi. parce que la may faral di wax rek donc ñoom ñoo yor li nga xam mooy la vie de l'artiste. parce que tey jii nii comme ni nga ko waxee rek yow instant fu mu toll nii da ngay xel ngay liggéey. mais ñoom ñooy nekk si bagage yi. am nga jox ko micro bi. moom tamit ñu laaj ko donc ndax liggéey bi moom ak ki nga xam ne moom mooy One-C Mike donc yomb na wala yombul des fois nga gis nag manager yoo xam ne dañuy ne non artiste bi dafa compliqué wala artiste bi nii la mel wala artiste bi naa la mel on va essayer de voir avec notre manager moom tamit dañuy wax donc liggéey bi nga xam ne mu koy liggéey ak bien sûr donc son artiste ndax yomb na wala yombul ndax ak bagage yi nga xam ne tamit ñu ngi ko tegagum noonu xam nga rek donc voilà ñu moom tamit ñu daal di koy jox rek ñu daal di ñëw xool donc notre artiste le manager am benn problème kii la noonu rek on est ensemble donc affaire de Baye Fall ma Baye Fall ba alors donc yow yaay manager donc One-C donc mën nga wax benn problème te naka nga gisee sa liggéey ak moom sa collaboration parce que lu mu wax nii donc ànd bu yàgg la. waaw salaamaaleykum d'abord ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di wax waaw Walfadjri kontaan nañ ci ñoom déplacement bi yombul ngeen bàyyi seen lépp ngeen ñëw d'abord fii ba Toglu ñu leen présenté waat encore une fois gox bi mooy Toglu séeréer mbir jam dëkku Babacar Diouf muy suñu grand boo xam ne aussi moom musul tàyyi aussi di dox ci ndaw yi tout simplement bon loolu moo nekkoon li nga xam ne dañ ko doon ubbee comme ni nga ko waxee ci sama artiste bi man ak moom bon je pense que comme ni mu ko waxee au départ yàgg na du tey du hip hop moo ñu boole te période bi muy naan ci la ko affaire bi duggee jamono jooju noonu maag moom aussi ñu ngi toppante maa ngi dëkkee ville Dakar Plateau 42 avenue Ferrer ba mais dama daan def chaque week-end damay bàyyi sama lépp dem Galeem comprendre nga kon ànd bu yàgg la quoi très bien très bien donc nga gunge ko si li nga xamante ni moom mooy game bi te on le sait que c'est pas encore facile yombul xam nga donc y a beaucoup de dafa laaj moyen donc comme ni mu ko waxee rek première maquette bi nga xam ne donc moom la réalisé jour boobu yaa ko reyante yaa ko ñàkkante. waaw dëgg la bon jamono jooju mu may fekk may xam nga rek taaba nekkoon ci élèves yi di jàng bon son bi mu ngi tombeek 2 jours ci Tabaski ñu war a ñëw village xam nga rek jóge Dakar ne da ngay dem village affaire bi nice lay doon. ñu bëgg indaale affaire bi kut ko kut. parce que bu ñu demee studio Matador. bu ñu egsee saa yi dañu ko fekk mu nekk ci yeneen business. mais ñun rek ñu nekkoon ay ndaw moom tam mu nekk kilifa gu bëri yërmande. ñu waxtaanee ak moom ne ko saa waay daa am benn affaire bu ñu dugg dóor yóbbaale ko dëkk ba. moom daf ñu njëkk a ree mu ne saa waay di ngeen wax nii jàmp na de ma ne waa gis nga noonu la demee nag ñu ngi nii egsi nañ ak jàmm dañ bëgg dóor affaire bi tey yóbbaale ko dëkk ba tey. ñu ngi ci doon bees quoi ni ko gars yi di waxee xamuñu bëri ci mission bi. mais daf ñu ree mu nekk koo xam ne aussi ku bëri yërmande la. mu dalal ñu mu ne ñaata ngeen yore ñu ne ko lii mu ree ba sonn par la suite mu mujjee encaissé loolu xam nga rek jàppale ñu ci combat bi mu ne ñu mënul génn tey mais may leen ba suba incha allah ëllëg sa ñu ñëw récupérer affaire bi indaale ko ci nga ni ñu ko indee noonu mu ngi fekk ci moment boo xam ne parewul mais booy door a indi benn affaire bu bees ci sa secteur. mu nekk loo xam ne aussi ndaw yi ku nekkaan ciy wane boppam. boo amee ay fay sax duñ ko gis. mais de jour en jour la ñuy door a xam ne ñun suñu bëgg-bëgg moo ñu xiiroon ci loolu. mais def ñu woon lu baax. de jour en jour aussi moom muy gën a inspiré wu di gën a am talent di gën a liggéey ñun moom bon fi ñu nekk boobu ba tey aussi mosuñu fa jóg. ñu ngi jàppatoo bàyyi am suñu grand yi aussi yoo xam ne ñoom tamit ñu ngi ciy jàpp di ñu gunge à tout le temps et à tout moment. oui. Très bien donc ñu leen di wax ne encore une fois bonne chance. donc si li nga xam ne mooy projet bi nga xam ne yaa ngi koy gunge. donc ton artiste. alors donc on va terminer ak ki nga xamante ni moom mooy caatu kër gi en tout cas mbokki internet yi yéen nga xam ne yéen a faral di ñu bàyyi xel rawati ko donc dox mbokk ñu naan leen dañuy seeti ay daanaan dañuy seeti ñi nga xamante ni képp ki nga xam ne en tout cas. am nga wàll si li nga xamante ni moom mooy Sénégal daañu la seet si daañu dugg si tamit si ruq-ruqaan yi passé donc ñu ngi doon dalal ay ndaanaan ñu ngi nekk si yeneen diwaan yi tey nag ñu ñëw fi nga xamante ni mooy Toglu séeréer donc dëkk Babacar sama xarit bu baax bi ñu doon découvrir ki nga xamante ni moom mooy donc One-C caatu kër gi donc tout juste avant de terminer am nga woy bu am solo bi nga xam ne daf nga ko jagleel ko donc solution est-ce que mën nga ma si ñëwal tuuti refrain et on va terminer en beauté. ku ne gisuloo da nga iñaan ku ne xamuloo da nga soxor ku ne dégguloo da nga guma ku ci wax lu ñaaw kooku dafa feebar solution indi na solution lépp a ngi baax
lépp a ngi baax lépp a ngi baax lépp a tolloo solution indi na solution ku boot bukki Haji Bawla Haji Bawla bul gëstu te bul tontu waxi mbedd waxi mbedd bul tiit te bul ragal safen ñépp la ñaanal ca kaw ca kanam ci bépp anam coow li solution la asamaan ana ku ko mën a mabal solution ana lu ko mën a yàkkal waa tonglu ne ma yow la Babacar Diouf ne ma yow la Mor Njaay ne ma yow la Otis ne na yow la Njaay Paaki ne ma yow la Maas Fay ne ma yow la ku fi def lu baax ñu wax ko ku fi dimbali say mbokk ñu wax ko siise siisu loote iñaano day dem dara munu ko te dem day dem ñaama kang fikira. Allez, bravo. Alors bien sûr, ça a été notre invité du jour, un jeune pétri de talent. On l'a découvert ensemble. D'ailleurs, muy un jeune bi nga xam ne mi ngi fekk baax fi nga xamante ni moom mooy Toglu au Sereer. Donc vous avez donc man ak yéen parcourir li nga xamante ni moom mooy sa carrière donc 2010 ba li nga xamante ni moom mooy 2021. Donc il prépare li nga xamante ni moom mooy un mixtape bi nga xam ne nee na bët set. Donc bientôt ça sera bien sûr dans les bacs. Et tout de suite avant de terminer donc soo amoon looy wax un mot boo xam ne donc moom ngay lancé ban moo lay doon. waaw li may wax mooy ñu gën a jàppante parce que réew moom li koy avancé moom mooy jàppante. génération bi tamit nañu gën a jóg gën a xoolaat suñu réew mi ñu xoolaat réew mi bu baax a baax a baax parce que réew moo gis mu jag dafa am génération boo xam ne ñoom ñoo sacrifié wu. la jeunesse. waaw pour réew mi mën a jag. kon nañu sacrifié wu suñu live yi. ñu xoolaat bu baax a baax naka la ñuy def ba ñu mën a réussir. très bien. waaw loolu lay wax ci jeunesse bi. ñëpp takkaayu. ñu bañ a nekk yaafus. góor moom boo nekkee yaafus moom dara du dox. waaw jàpp soo bàyyi sama grand bi dafa ma daan wax naan Baye Cissé. mu ne milliard mu ngi ci sellab gaynde. maanaam ba ñu génne ba ñuy sell ba ñu naan sell. ba ñaari ba ñuy def nii. waaw mu ne foog nga am fit. nga dugal sa loxo nga mën a loqati maanaam góor du ragal daal foofu lay waxee voilà waaw foofu laay terminer di la sant di la gërëm. on est ensemble Baye Fall di gërëm waa Walfadjri on est ensemble donc ak waa SMA TV. waaw di gërëm waa solution groupe solution. Babacar moom mention spéciale. waaw Babacar moom aw ma fayam moom dañoo yàgg ak moom. yaa Adama waaw yaa Adama dañoo yàgg ak moom. yaa Adama mooy suñu yaay yi. ku baax la maa ngi sant tamit suñuy wajur yi suñuy sama papa ak sama yaay ak waa kër gi yëpp. merci beaucoup Toglu Séeréer. allez merci beaucoup amis internautes ça a été un Babacar plaisir. moom spécial mention spéciale Babacar. ça a été un plaisir SMA TV. votre télé de proximité SMA TV votre télé de proximité nee naa leen nii rek la ñuy def on va aller à la découverte donc des jeunes pétris de talent nous étions ici à Toglu Séeréer à la découverte d'un artiste pétri de talent vous l'avez vu vous l'avez découvert ensemble on se donne rendez-vous inchallah pour un autre numéro avec un autre artiste wala beneen daanaan wala képp ki nga xam ne rek wax dëgg yàlla donc moom la ñuy ànd ak moom dox ak mbokk ak moom Peace and Love ça a été donc à la présentation DJ Nonce donc toute l'équipe bien sûr technique gars yëpp donc ñoom Pape Modou Moustapha Mbaye ma leen jaajëfal bu baax a baax Peace and Love gars yi di leen jox dig daje inchallah avec un autre invité dans dox mbokk bi